donc question boobu continuer à faire mal. non c'est une question kooku c'est un thème essentiel moo tax ma ne lépp loo xamante ne dafa doon lu essentiel dañ ko war a mettre au cœur du débat. moo tax ñun justement nous avons décidé de placer ce thème au cœur finalement de notre programme politique te loolu bu ñu yàlla jàppale ñu egsi à la majorité question boobu je crois que ci njëkk rek la lay bokk. d'accord ñu dalal Thioro Maxu Mandela ci li nga xamante ne mooy campagne bi am ci réseaux sociaux yi ñëpp ñu ngi koy xaar. Thioro ñu nuyu la. fay naa la bu baax Awa di nuyu également ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu mbokk yi nga xam ne chroniqueur lañu ñu leen di fekk chaque jour ci plateau bi di rafetlu seen liggéey bu baax a baax di beral nuyoo ñi nga xam ne ni ñoom ñooy sunu mbokk invité yi waaye itam di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy téléspectateurs yi bàyyi seen i heure bi du ñu seetaan. ak ñi nekk ci Facebook beeg YouTube bi. surtout ça. donc Awa dañuy daal di rek tàmbali li nga xam ne ni moom moo di campagne bi ci biir toile bi nekk na nag loo xam ne ni ñu bari ci internet yi ñu ngi ciy bàyyi xel waaye itam tey jii dañuy rek daal di focus maanaam daal di wax ci benn mbir moo xam ne nii daanaka tey jii gis nañu ñi nga xam ne nii ñoom ñooy internet yi dañ cee bàyyi seen xel bu baax a baax mën nañu sax fan yi ndaxte ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko jiite li nga xam ne ni moom moo di caravane bu Yewwi Askan Wi moom moomu di leader boobu ak ñi nga xam ne ni ñoom la àndal ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def jamono ji ci campagne bi nekk na loo xam ne daan nay marqué bu baax a baax internet yi waaye itam dañ ci baax ñu daal ciy taxaw ndax tey gis nañu sax yenn ci journaux yi daal di xëy daal di koy bindal le phénomène moom mi nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ba tax na aussi tax na ñii di internet yi daal ci bàyyi xel ndaxte moom fépp foo xam ne rek jaar na fa ci campagne yi comme ni ñu ko waxee Awa dañu ciy daal di bàyyi xel bu baax a baax ndax boo dee dem ci page Facebook am bi nga xam ne ci la tàmm di def ay live daanaka lu ñuy seetaan la te it internet yi lu ñuy bàyyee xel la ba tax na tam li nga xam ne ni rek moom moo di ful bi nga xam ne ni à chaque fois moom lay drainer ci fépp fu mu jaar ci mbedd yi bokk na ci Mbour gi nga xam ne nii gis nañ ko fan yi na mu fa def waaye itam ca fi nga xam ne ni moom moo di Kaffrine Kaolack ñu bari nag dañ doon wax ne ful bi nga xam ne topp na Yewwi Askan Wi seen caravane ci Kaffrine ak Kaolack ak Mbour dootul amaat mais tey jii dafa mel ni defaat nañ lu ko double ci fi nga xam ne nii moom moo di ca Tambacounda gi nga xam ne tey jii gis nañu ay nit ñu bari topp leen looloo tax ñu ne nañ ci focus ndax nekk na loo xam ne nii ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi aussi bu ñu ko partagé wul ña ngi koy commenté waaye itam ña ngi cay def leneen ci kaw ful bi nga xam ne ñu ngi koy génne ci mbedd yi waaye itam ñu bari ci ay internet jàngat bi ñu ci def moom mooy phénomène bi nga xam ne nii moom la ñu jàpp ne kii di Ousmane Sonko moom la ñu bari dañuy poser ay questions lan moo ko waral exactement lan moo waral moom Ousmane Sonko ñu bari topp ko te li ci gën a doy waar moom mooy que gis nga ni ñu ko sunu réalisateur di wane ay jeunes nga ciy gis ay jeunes maanaam ay muskalaf sax laa leen mën a tuddee yoo xam ne ni gis nga ni ñu àndeek moom ku ci simiwul sa mbubb yor yaa nga ñàkk tooy xepp waaye itam daw bi da lay jaral dañ leen di topp ay kilomètres ba ñoom dañuy dem bay génn dëkk bi nga xam ne fa la ñu nekk mais da ngay gis ful boobu dañ leen di topp ba ñoom ñoo leen wax ne leen wàññeeku leen ndax ñu ngi dem ci beneen région wala ñu ngi dem ci beneen d'accord tey question bi nga posé moom lay posé Doudou Coulibaly ñëpp dañ jàppe ne phénomène la on a entendu Aïda Mbodj mu ne genre nit yu mel ni benn yoon la ñuy am ci xarnu ci siècle waaw mooy xarnu waaw xam nga il faut damaa dégg olof tey ama jàng xam nga Sénégal ñoom dañuy boo apprécier rek ñu ne da nga far mais affaire bu du affaire u far Ousmane Sonko yàgg naa ko wax lu yàgg daa boole ay jikko yu bëri daa am tuuti Abdoulaye Wade am jàng boo xam ne moom da ko jàng parce que dafa xam administration fan la génnee kooku du Abdou Diouf fa la jaare école administration la génnee am populisme Abdoulaye Wade ba pare am fit maanaam il est venu il a cassé les lignes nee naa leen Pastef yaakaar naa ni bi muy ñëw moo doon 100e xawma lan parti politique ay premier ministre créé nañ fi parti ay ancien ministre yu mag créé nañ fi parti ak fekk fi ay parti traditionnel mu ñëw casser toutes les lignes xam nga lu tax parce que dafa ñëw andi innovation dans le discours et dans la démarche ndax baax na wala baaxul nag loolu beneen jugement la mais il a cassé les lignes. d'accord tey Mame Gor ñu ngi koy wax ci massification bi mobilisation bi ñu gis mais au niveau de Kédougou y a benn image boo xamante ne mooy li gën a marqué tey nit ñi moo di ne dañu yaakaaroon ne cassure dafa am entre Moustapha Maba Guirassy ak ñi nga xamante ne moo di waa Yewwi Askan Wi mais on l'a vu nekk en tête ci li nga xamante ne moo di cortège bi.
bon avant may répondre ci loolu damay ñëw tuuti ci analyse. waaw Ousmane Sonko bi bon am na benn journal Direct Info pour ne pas le nommer bon man j'aime pas l'expression là moom moo ñëw ne el phénomène quoi. mooy ce genre phénomène. mais damay faral di wax naan tubaab sax moo koy wax tout ce qui ne tue pas rend plus fort. wolof defe naa mooy lu rayul. rëyal bon comme Ousmane Sonko dafa ñëw c'est un homme politique avec un parcours classique. bon il y a rien d'extraordinaire jóge université dem def ENA nekk inspecteur des impôts je pense loolu c'est un parcours classique quoi loolu booy doon xool il y a des milliers de Sénégalais qui bon j'exagère pour dire milliers mais ñoo xam ne ils ont ce parcours quoi donc loolu il y a rien de particulier mais li ko gën a may doole mooy bi mu ñëwee dafa ñëw nekk bon en général les fonctionnaires. dañuy toog seen ruq rek des fois di lekk seen weccet jàpp seen njàmbur seen yoon du nekk ci dara. moom il a été syndicaliste ñëw li ko Doudou waxee code yu bëri mu jël ko teg ko fële. mu kase ko di jàkkaarloog nekk ci biir administration. en général gars yi bu nekkee ci biir administration est-ce que du boobu la impôt et domaine di doog am syndicat waaw syndicat créé fa le premier syndicat en général gars yi bu nekkee ci biir administration yi demee noonu duñ sax nangoo wax am na ñoo xam ne ni sax xam gis nga même Facebook da ngay gis gars yu bëri dañ lay bind di la woo ak yooyu mais duñ sax nangoo intervenir du nangoo fës mais moom dafa ñëw fës assumer ko bi mu ñëwee fës assumer ko créé syndicat gars yi processus parti bi gars syndicat boobu ci la jógee parce que gars yi ñoom ñoo créé seen parti ñëw ne ko jiite ko. moom sax dégg naa da doon bañ mais après mu jiite parti bi léegi bi mu jiitee parti bi nag di indi comme moom mbir yooyu la jàng ay fiscalité ak yooyu te sénégalais yi ñu ci bëri xamul ay analphabète lañ ci ay mbiri fiscalité même bu ñu amee am njàng mu xaw a sori tuuti. donc loolu la ñëw di indi yoo xam ne nii c'était peut-être ça peut être des évidences pour ñi ko xam. mais c'est important pour sénégalais yi léegi nag bi ñu demee ba dàq ko je pense que dàq bi ñu ko dàq loolu c'est un tournant décisif dans sa carrière politique. loolu lu rayul rëyal léegi ba pare mu ñëw tamit xam nga pour ku dàq radiation mooy dañ la bëgg a rey bon yow loolu dañ la bëgg a rey. heureusement pour moom deewul ñu ñëwaat ñu jiiñ ko ay affaire accusation de viol. xam nga ku ñu jiiñ accusation de viol mais moins de 2 ans après. nga am yenn popularité yooyu mooy nit ñi dem nañ ba amatun accordé tun crédit parole de la justice wala la parole du camp au pouvoir. donc loolu moo indi mbir yi donc comme dafa waroon a dee te deewul instant yi fi mu toll nii lu ko rey nag du yomb. waa buntu bi ñu ngi rey mais rapidement en 30 secondes rek. tey Moustapha Guirassy depuis clash boobu ñu wax. waaw loolu aussi Guirassy bi aussi je pense que c'est mi ngi mel ni Abdourahmane Diouf taseeg ku mën a dem taseeg Abdourahmane Diouf boo xam ne nii yéen bokku leen parti ñu tase je pense que Guirassy bokku leen coalition Guirassy il fait partie de la coalition Yewwi Askan Wi te démissionné wul. donc amul dara loo xam ne nii war na indi ay même bu dee am na d'accord ci yenn bagages yi qui peut le plus peut le moins. d'accord donc Guirassy affiché wu ak Ousmane Sonko je pense que c'est normal quoi c'est. mais mu bokk ci caravane bi quand même. loo xamante ne attente la woon ci askan wi ndax ñëpp jàppoon nañu y avait clash. mais dans la mesure où moom démissionné wul. même si parce que parti opposition yi tamit dafa war di am ay divergence ay xeex ci ay idées. bu amul violence amul problème waaw dafa war di am ay divergence am ay xeex ci ay idées am ay jàkkaarloo yu saf-sap mais buñ foogee ne dafa am ku ko jiite kenn du ko wax dara wala ku ko wax dara ñu dal sa kaw. buntu bi moom tuutee loolu buntu bi waaw loolu affaire bi il faut ñuy xuloo di juboo. d'accord dama ne dans une démocratie xuloo dafa war a am. juboo di am. juboo di am loolu la. d'accord Thioro ñu continuer. ça passe comme ça. d'accord Awa ci lancé boobu la ñuy des dañuy xam ne sax ne kii di Moustapha Guirassy ni ki démb defoon na ab vidéo ci page Facebook am daal di wax ne rek ñii di waa Kédougou mi ngi leen di woo pour ñoom Yewwi Askan Wi bu ñëwee. ñu daal leen di teeru tatagal leen defoon na ko ni ki démb mais ci lancé boobu la ñuy des ndax
ndaxte kii di Babacar Diop aussi di maire bu Thiès bokk ci Yewwi Askan Wi ba tax ci local yi sax ci la jaare woon daal di falu foofee ca Thiès moom ku ne xam na li nga xam ne ni moom mooy li amoon ci bi Yewwi Askan Wi ak seen caravane di jaar ca Thiès ba ñu saccagé otoom waaye tam mu jëlee woon ci sax nee na ay gaañu ba mu jéegi mu dem ca l'hôpital loolee tax na ba ñu doon wax ne rek dafa daal di am ab plainte boo xam ne daal dina koy bind ba yi nga xam ne ni nag ñoom ñoo di waaye Yewwi Askan Wi ni ki tey jii loolee da leen a dab ci seen caravane bi ñu amoon ca Tamba ni ki démb ndaxte commissaire bu brigade bu Tamba dafa rek daal di dikk ci hôtel bi nga xam ne fa la ñu daloon daal di ñëw indi nee nañu ab photo boo xam ne nii moom la ñu doon recherché ki nga xam ne moom la ñu yaakaaroon ne dafa bokk ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy saytu kaaraange kii di Ousmane Sonko ngir ñu daal di koy mën a teg loxo lu ni mel tam ba mu amee ñu génn photo bi ci la nag garde bi nga xam ne nii moom la ñu yaakaaroon ne moom la ñu wan ko mu ne kooku du moom te amul photo bi kenn koo xam ne ci ñoom seen biir mi ngi ci biir fi nga xam ne moom moo di ci fi ñu nekkoon ci hôtel bi ak mu bokk sax ci garde yi ba tax na aussi Ousmane Sonko ni ki tey ji aussi ba muy def caravane bi daal na yëkkati kàddu jëme ci mbir mi ginnaaw bi mu ci indi ay leeral nee na dañuy wax ne boobu ba tey ji que teg nañu loxo kenn ci gardam yi ñii di wax ni limousine la ñii di wax ni kii di Momo la nee na loolu amul ñoom ñëpp ñu ngi ak moom waaye itam bokk na ci yu ci bari yoo xam ne dégg nañu kii di Déthié Fall na mu ca waxee waaye itam gis nañu internet yi ni nga xamee ni noonu lañ ko jël mais lépp lu mu ci mënti doon am na ñenn ci internet yi la ñu wax moom mooy nañu delloo si seen ay xel nañu rek daal di waxtaan ci seen biir ndax mënul ñàkk ñu am ay waroo ci seen ay kàddook yeneen waaye itam lu mu ci mënti doon mooy nañu taxaw waxtaan te it ñoom ñu ngi defaat appel ci kii di Babacar Diop que bu mu déglu benn yoon ñi nga xam ne ñu ngi koy jéem a féewale ci xel ak kii di ñii di waa Yewwi Askan Wi ndaxte comme ni ñu ko waxee démb rek lépp lu mu am na jàpp ne ñoom ñoo ko may politiquement ci jamono ji awa tey c'est inélégant tey jii ñu ne Babacar Diop am na clash démb ak waa Yewwi rek ñu gis waa APR yëpp waa Benno Bokk Yaakaar daw ruer vers lui pour lui tendre la main. waaw c'est de bonne guerre ah c'est de très bonne guerre parce que politique moom opportunisme la. gars yi Sénégal noonu lañ ko jàppee loo mën a exploiter da nga koy exploiter loolu moom franchement et puis comme violence am na man damay faral di wax ne ak nu mu mën di demee violence mën na ñàkk mais bu violence amee rek day nëbb lépp même xaw ma nu mu demee ba violence am parce que violence kenn du ko justifier. bu xasee ba am da nga war a condamner ne lii ñoo ngi koy condamner parce que ay violence la. parce que nu mu mën di dem parce que nit gis nga nit boo tasew nag moom ci mbedd mi mbéj ko mu fayu gaañ la yow la boo demee tribunal yow la ñuy parce que yow yaa gaañaate. yow la ñuy jàpp donc violence ak nu mu mën di demee même bu doon caravane président de la république la ñu taxaw ci watam comme li ñu koy gars yi wax même bu doy loolu am na kooku amul droit ñëw di bënn ay pënu wala muy toj ay oto. je pense que loolu moom waa man bind naa ko nee naa waa Yewwi Askan Wi ñoom dañoo war a condamner violence. heureusement tey Birame Souleye Diop gis naa à Thiès. il a dem na seeti ko ils ont condamné et puis li ma ko waxee rek xuloo mënta ñàkk. waaw ay divergence mënta ñàkk. mais bu mu àgg fenn mais bu mu àgg fenn fi et puis dañoo war a toog waxtaan parce que loo gis dañ ko fiy waxtaanee. bu fekkee bokk am na bon seen objectif mooy defar réew mi bu fekkee nag ku nekk da nga nekk ci ay problème déggoo yooyu. mais du dem mais Pape Doudou tey ji Babacar Diop dem fekki leen ban apport la. xam nga yaa ce qu'on appelle les recrutements symboliques maanaam mu leer la ni kii bu ñëwee rejoindre la mun na bañ a àndaale kenn mais xam nga tey jii nga jël benn intellectuel bu mel ni Babacar Diop ba pare mu diriger benn ville symbolique bu mel ni Thiès. xam nga kooku bu ñëwee def déclaration ne bàyyi na ña mu nekkaloon waaye Yewwi yii du ñu nitu dara man maa àndoon ak ñoom léegi bàyyi naa leen ñëw naa rejoindre Benno Bokk Yaakaar rejoindre naa Macky loolu c'est des recrutements symboliques. d'accord Thioro ñu wéy. waaw nañu dem ci beneen ci ay information yoo xam ne tas na bu baax a baax ci réseaux sociaux yi awa jëmet nag ci li nga xam ne ni moom moo di ba tey ci campagne yi ndax daal nañuy gis kii di Mansour Faye vidéo boo xam ne nii ñi di internet yi dañu ko daggaat ca na mu gàttee nag daal di koy rek wëral fi nga xam ne ni moom moo di réseaux sociaux yi moom nag mii di Mansour Faye la mu yëkkati di ko wax moom mooy rek ñii nga xam ne nii ñoom ñoo di professeurs yi maanaam waaye jàngalekat yi ci daara yu kawe yi la ñu def moom moo di ne rek
nag dañoo daal di bëgg naan xelu ñi nga xam ne ñoom ñooy ndongo yi ñuy jàngal maanaam lavage de cerveau la ñuy def daal dugal ci seeni ay bopp loo xam ne nii daanaka àndul ak li nga xam ne ni moom mooy njàngale ba ñuy jàngale lu ni mel nag ba mu ko waxee ñu bari ci internet yi comme noonee rek daal dinañ koy partager waaye itam daal di koy commenter bu baax a baax parce que ñu ci bari nee nañ xeebeel dafa am ci ki nga xam ne ni moom moo di Mansour Faye jëmee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waay jàngalekat yi waaye itam ñoom nee nañu ci bi muy wax dafa wane ab arrogance ci li nga xam ne ni moom moo di kaddu yi mu doon yëkkati waaye itam nee na ñooñu nga xam ne ni ay grand intellectuel lañ def seen formation yu baax ñëw ñu daal leen ñu nekk ay fonctionnaire état di leen fay ñu ñëw pour def ci xale yi ci seen bopp xale yi xam-xam waru leen woon a taxé à ce point ba tax na nee na aveu la def ñu bari loolu la ñu wax nee nañ aveu la def ba dafa mel ni rek dafay wane ne ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy xëy na professeurs yi ñenn ci ñoom di def politique faruñu ak ñoom looloo tax mu wax li ni mel te it ñu bari ci internet yi ci commentaire yi ak publication yi dañoo wax ne rek ki nga xam ne ni moom moo di Mansour Faye daanaka ñoom xam nañu ana ñan lay waxal ndax boo dee xool am na ci ay professeurs naka noonu ay enseignants yoo xam ne ñu ngi ci plateau télé yi ak rajo yeeg yëpp di défendre ay boy politique yoo xam ne faruñu benn yoon ak ñoom awa defe naa ne sànq Doudou wax na ci ak Mame Goor mais dama koy laaj Alassane rek tey jii ces propos ndax ban sens civique la waroon am tey jii. xam nga booy xool à la fin du 18e siècle canadiens yi dañu doon wax seeni askan rester ignorant et faire ñu confiance ñun malheureusement suñu réew yi duñu wax loolu waaye dañuy employé wu de façon méthodique à di jël li nga xamante ne moom mooy moomeelu askan bi ci wàllu opinion li mu war a doon citoyen dañ koy nangu ci ay doxalin yoo xamante ne kenn propos yu mel ni kenn mënu ko nangu. kenn mënu ko rafetlu. donc lii tam mooy wan xale yi dafa leen war a yee li ma doon wax sànq ne gars yi ils ont échoué sur toute la ligne dem nañ sax ba fu ñu warul wax loo xamante ne lu ñaaw sax day mel daf leen di rëcc di dem ci askan donc di génn absolument donc kenn du ko rafetlu. Coro ndax di nga déglu Mansour Faye doo dem jëli sa carte. dinaa wax ma ko bu mu la bàyyi nga jëli sa carte ñu dem. waaw gis nga dinañu jëli suñu carte incha allahu rabbi fas yéene nañu sóob suñu loxo bu baax a baax comme citoyen yëpp. ni ñu koy defee rek daal di bokk ci yooyu les élections incha allahu rabbi ba tax na tey ji daanaka nag information yi dafa gàtt. xam nañu ne aussi li nga xam ne ni moom mooy taw bi nga xam ne Sénégal bépp taw na fi tey waaw freiné na lu bari ci li nga xam ne moom moo di ci campagne électorale bi ndax gis nañu démb aussi ñu daal di fële ca Sédhiou ci Casamance ak fépp ñu daal di jël ay photo ñii di waa Benno Bokk Yaakaar tas leen ci réseaux sociaux yi comme quoi démb amuñu benn yoon mbooloo mi nga xam ne ni tey jii ñoo leen daan topp tous les jours ndax gis nañu ki nga xam ne moom moo di Mimi Touré moom aussi ni mu daan drainer foule waaye tam cawarte gi mu àndal ci kii démb rek ñu ngi koy wax bi mu àndal ci élection yeeg campagne yi ak li nga xam ne noonu la ko waajalee mais ni ki démb moom dañu gis que li nga xam ne ni moom mooy Sédhiou seen militants yi dañu xaw a wàññeeku baax a baax dem nañu sax ba jël ay photo di leen dendale comme quoi photo bi nga xam ne foofee la Mimi di soog a egsi ay militants nekk ci wetam sol ay casquette sol ay t-shirt ñu bari fa lool beneen photo bi daanaka amul kenn boo fekk na mu ngi jël parole di wax ca Sédhiou nee nañu dafa fekk ne bii ñii di militants yi dañoo jotagul seen 10 000 benn bi ci des ñi nga xam ne ñoom ñoo di militants yi boo fekk nañu jot seen 10 000 daanaka noonee la ko ñi nga xam ne nii ñoom ñooy internautes yi di jëlee waaye itam liy gën a tiital comme man mii bi ma gisee yenn ci publication yi daf ma xaw a tiital internautes yi xalaat ne ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar dañoo bàyyiliku bu baax a baax par rapport ak ni ñu daan def ci yeneen élection ci campagne électorale bi ndax nee nañu seen leader yu bari da nga leen di gis duñu feeñuñu daanaka génnuñu ci mbedd yi lu dul caravane boobee mii mi jiite rek te am na ci ñu bari ñoo xam ne àndoon na ak ñoom ci début bi amaana heure bi dem nañu ci seeni ay yitte te gisuñu seen leader yi nañu daan jógee ci campagne ñu koy def lan moo waral loolu ba tax na ñu bari question bi ñu posé mu tiital ñëpp moom mooy est-ce que du dañoo sentir que élection du am wala sax bu fekkente ne élection du am aussi est-ce que du dañu découragé ci seen bopp moom moo tax tey jii ñu doxalee noonu ci campagne électorale defe naa foofu la ñuy tëjee Doudou tey jii ñëpp ñu ngi koy wax ñun ñii gis nañ ko ci réseau yi jàpp ne Benno seen ay leaders yu ci bëri bi pas génnuñu nañ daan génnee lan mooy sabab li naka lañ ko mën a jàngatee parce que gis nañu ci Parcelles également ko ñu